Asalaamaaleykum équipe ITV excellent ak jàmm déwénati leen baleen ma àq j'espère que Korité bi ça se passe très bien de votre côté excellent. Asalaamaaleykum mbokk spectateur ITV maa ngi tudd Awa Kaba nekk directrice générale Soretool muy plateforme bu njëkk ci wàllum distribution ak promotion produits locaux transformés fii ci Sénégal. ñu lëkkaloo woon nag ak waa ITV ci weeru koor bi yëpp di leen doon proposer ay recettes à base de produits locaux pour donc diversifier seen alimentation ci période de koor gi. tey nag ma ñëw dalal leen dalal waa ITV sama kër pour ñu préparer ensemble ngalaxu beñe dugub pour fête de Korité bi. ngalaxu beñe dugub nag recette la bi nga xamante ni origine bi Saint-Louis la donc sama maam doon ko faral di def. suñu yaay yi topp ci ñun tamit ñu topp ci di proposer donc ngalaxu beñe dugub pour fête Korité bi. ngalaxu beñe dugub dafa nekk quand même benn tradition bi nga xamante ne ñun Saint-Louis moom la ñuy faral di def à la place de ngalaxu ak càkkri 2000 donc mu nekkoon lenn lu bees lu leen indil alors pour defar ko. damay soxla donc farine de 2000 on va dire donc 300 grammes de farine 2000 donc damay soxla donc farine de 1000 300 grammes après ma defaat tamit sama farine de riz donc ceeb bi nag dañ koy utiliser pour que mu xaw a am benn couleur bu rafet bu muy jox suñu beñe dugub bi donc moom boo amee 100 grammes rek baax na moom nga ci def. Ensuite ñu râper ci suñu muscade alors suñu defee suñu muscade ba pare ñu def tuuti sucre vanillé donc ensuite ñu def suñu suukar environ 100 grammes de sucre donc voilà defar suñu mélange beignet ba am texture bi nga xamante ni dinañu mën de permettre ñu saaf ko. beñe bi nag waxul dëgër torop dafa war a xaw lâcher tuuti parce que après dañ koy dëbb pour mun a am ay texture de croustille de beñe yu ndaw. alors donc beñe dugub bi dañ koy saaf maintenant nag warul nekk beñe dugub bu dëll parce que après dañ ko war a dëbb. te comme dafa war a nekk ci suñu ngalax donc beñe dugub bi dañ koy saaf de telle manière ba nga xamante ni du nekk beñe bu dëll en fait léegi su ma seppiwee rek loolu mooy secret wu nag recette bi soo seppiwee rek foog nga dëbb comme ça beñe dugub bi après dafay tas. ma def ci sama poudre de baobab bu njëkk ba donc suñu maam yi dañ daan jël buy bi boole ko ak pâte d'arachide bi mooy tigadege bi dëbb ko léegi loolu moo ñu doon jox mélange bi nii donc mélange bi lañ doon jël nag après jaxase ko boole ko ak ndox pour am jus wu ngalax bi léegi nag comme jamono dafay dox te jot tamit léegi amatul ñuy dëkk tam ci këru taax yi dëbb bu bari bi day metti moo tax jigéen ñi femmes transformatrices Sénégal yi liggéey produit yu bees muy comme farine de mil bi ma wane woon léegi nii wala poudre de baobab bi muy poudre de buy bi donc lii lañ jël buy bi pour am poudre bi pour defar donc suñu ngalax léegi instant bi nii damay jël donc ndox bi ma mélanger ko ak pâte d'arachide. donc beñe yi dooree nañu ñu seppi ko suñ koy seppi nag ñu éviter dëwlin bi comme ni ma ko waxee woon sànq rek secret wu recette bi mooy boo xasee ba saaf sa beñe ba pare boo ko seppee rek ci saa si il faut nga dëbb ko sinon boo ko bàyyee day wow donc léegi dañuy dëbb suñu beñe dugub pour que mu nekk ay croustilles de beñe.
donc léegi damay segg sama mélange pâte d'arachide ak bouille bi tamiser ko comme ça du am benn grumeau et puis tamit jus bi dafay limpide. damay def sama suukar ensuite ma def ci fleur d'oranger. ñu répété waat si nag tuuti doomu muscade pour jox ko goût bu neex donc ngalax bi ñu defar moom ngalax bu naturel la bi nga xamante ni bëriwul additif donc ay produits yu simple rek lañ ciy def muscade sucre vanille fleur d'oranger juste pour parfumer. voilà donc muscade bu yem rek parce que déjà defoon nañu muscade si suñu ay beignet dugub donc ma yëngal. donc su ma mélangé ba sama mélange homogène ma xool donc texture bi ak niveau de liquidité bi comme ça bu beignet yi ñëwee day incorporé aussi biir mu mën a am benn texture bu onctueux. à la place de caakri bi beignet croustille de beignet dugub bi lañ ciy def. donc ñu indil la leen ngalax beignet dugub ci fête Korité bi mu nekk nag benn recette traditionnelle bi nga xamante ni suñu maam moo ñu ko jàngal mu nekk recette traditionnelle bi nga xamante ni origine bi Saint-Louis la suñu yaay yi topp ci suñu tante yi topp ci ñun tamit ñu def ni ñoom rek topp seen tànk proposer donc ngalaxu beignet dugub pour fête Korité. alors donc suñu ngalaxu beignet dugub pare na li ci des mooy juste suñu yokk ci tuuti essence ak ci kaw. ma décoré ko tuuti ak coco saupoudré ko. donc ñu servir suñu ngalaxu beignet dugub ci suba Korité bi di leen déwénal yéen ñëpp di leen ñaanal tamit. Korité ak jàmm ñu fekkee waat tamit koor gi incha allah déwén su neexee yàlla.